asalaamaaleykum mbokk yi man la inspecteur Ndoye Bane seen mbokk seen xarit mi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor yu amul benn laam-laamee barki démb ci guddi ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa division nationale de lutte contre les trafics de migrants ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa DEPAF di direction de la police de l'air et des frontières dañu def benn opération bu am solo ànd ceeg waa tamit ànd ceeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa commissariat du port bi ñu demee ba boori Mbuur ci ndox mi. ci lañ gis ñaari pirogue ay gaal yoo xam ne dañ doon jëm Barça mooy gaal yi li xew temps yi rek booy ñi ngi jël gaal yi di dugg di jéem a dem Europe ñii di dee ñii di yegg ñu gis gaal yoo xam ne gaal gu ci nekk def na plus de 200 personnes muy ñaari gaal ñu jàpp genn gaal gi geneen gaal gi xam naa dañ doon daw bi ñu doon jéem a daw ak yooyu ci la seen essence tuuru gaal gi tàkk bi gaal gi tàkkee nag am na ñu des ci biir ndox mi mais 27 rescapés moo ci am. xam nga gaal guy def plus de 200 personnes gaal gi bi mu tàkkee 27 personnes dong lañ ci jot a sauvé donc benn gaal sauvé nañ ko ak genn gaal goo xam ne dafa tàkk bi mu tàkkee 27 personnes ñoom lañ ci jot a sauvé ñi ci des nañ ca ndox ma gars yi nga xam ne ñoo leen di jéem a jàppale di leen secourir ña nga ca bër boobee di seet mooy plongeurs yi defe naa ni ña nga fa di wër koor yi ba xam dinañ leen gis wala duñ leen gis. waaw kon boog ñuy félicité bu baax la police nationale surtout waa DEPAF ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di division nationale de lutte contre les trafics des migrants ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ñii ngeen gis ci photo yi ñoom defe naa ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di rescapé yi kon boog sama gars yi xale yi ñu ngi leen di ñaaxaat ngeen toog ci dëkk bi góorgóorlu lu waay nekk ren ba déwén su ca góorgóorloo dina ca mën a yor boppam Barça war a barsàq loolu moom kenn bëggu ko. maire yi sunu yaay ak sunu papa yi nañ bàyyi pression bi ñuy teg ci kaw xale yi ba tax xale yi di jël gaal di dem nguur gi tamit nañu góorgóorlu ci jeunesse bi utal leen liggéey ñu jéem a wuti liggéey xale yi tamit jéem leen a góorgóorlu ci am njàng wuti formation jéem a am métier góorgóorlu ca ne ca loolu neen ren ba déwén sunu borom dina la ca fekk. opération boobu tamit bu leen fàtte ni police mi ngi ci ànd ak waa marine nationale commissariat bu port waa DEPAF. ak ñooñu ñëpp ñoo àndandoo di xeex li nga xam ne moom moo xew léegi jël gaal yi dugg di dem ay bitim réew ay xeet yu mel noonu nga xam ne suñu jeunes yëpp ñu ci bari ñi ngi des ci ndox mi ñii di des ci désert bi te mbir la moo xam ne doy na waar kon boog ñuy félicité bu baax waa marine nationale la police nationale la gendarmerie nationale ñëpp ñi ngi leen di félicité mais opération bii nag moom. police nationale moom moo ko def ànd ci waa marine nationale ak commissariat bu port kon boog sama gars yi lépp lu fa ruuse rek dina leen ko jox ci nu mu gën a gaawee ma leen di xamal ni ñaari gaal la gaal gu ci nekk def na lu ëpp 200 personnes gaal gu ci nekk def na lu ëpp 200 personnes gaal gu njëkk gi njëkk a jàpp kenn deewu ci ñëpp jàpp nañ leen génne leen ndox mi indiwaat leen ci dëkk bi geneen gaal gi nag moom seen essence moo tuuru ci biir gaal gi explosé moo am ñu ci faatu 27 personnes lañ ci jot a sauvé 27 personnes comme ni ma leen ko waxee plongeurs yi ñi ngi plongé di xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ji koor yi ci biir ndox mi kon bokk sama gars yi affaire à suivre. ah. mais mooy loolu booy dañoo ñàkk sansa booy dañoo ñàkk sansa oui ci biir géej gi gars yi ci biir lañ leen jàppee mooy loolu xam nga. opération boobu tamit bu leen fàtte ni police mi ngi ci ànd ak waa marine nationale commissariat bu port waa DEPAF ak ñooñu ñëpp ñoo àndandoo di xeex li nga xam ne moom moo xew léegi jël gaal yi dugg di dem ay bitim réew ay xeet yu mel noonu nga xam ne suñu jeunes yëpp ñu ci bari ñi ngi des ci ndox mi ñii di des ci désert bi te
te mbir la moo xam ni doy na waar kon boog ñuy félicité bu baax waa marine nationale la police nationale la gendarmerie nationale ñëpp ñi ngi leen di félicité mais opération bii nag moom police nationale moom moo ko def ànd ci waa marine nationale ak commissariat bu port kon boog sama gars yi lépp lu fa ruuse rek dina leen ko jox ci nu mu gën a gaawee ma leen di xamal ni ñaari gaal la gaal gu ci nekk def na lu ëpp 200 personnes gaal gu ci nekk def na lu ëpp 200 personnes gaal gu njëkk gi njëkk a jàpp kenn deewu ci ñëpp jàpp na leen génne leen ndox mi indiwaat leen ci dëkk bi geneen gaal gi nag moom seen essence moo tuuru ci biir gaal gi explosé moo am ñu ci faatu 27 personnes lañ ci jot a sauvé 27 personnes comme ni ma leen ko waxee plongeurs yi ñi ngi plongé di xool ñi nga xam ne ñoom ñoo di koor yi ci biir ndox mi kon bokk sama gars yi affaire à suivre. asalaamaaleykum mbokk yi man la inspecteur Ndoye Bane seen mbokk seen xarit mi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor yu amul benn laam-laamee barki démb ci guddi ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa division nationale de lutte contre les trafics de migrants ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa DEPAF di direction de la police de l'air et des frontières dañu def benn opération bu am solo ànd ceeg waa tamit ànd ceeg ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa commissariat du port biñ demee ba boori Mbuur ci ndox mi ci lañ gis ñaari pirogue ay gaal yoo xam ne dañ doon jëm Barça mooy gaal yi li xew temps yi rek booy ñi ngi jël gaal yi di dugg di jéem a dem Europe ñii di dee ñii di yegg ñu gis gaal yoo xam ne gaal gu ci nekk def na plus de 200 personnes muy ñaari gaal ñu jàpp genn gaal gi geneen gaal gi xam naa dañ doon daw bi ñu doon jéem a daw ak yooyu ci la seen essence tuuru gaal gi tàkk bi gaal gi tàkkee nag am na ñu. muy xalaat. yaay si liñ daan. yow bàyyi si mu ko lijjanti. kenn bëggu ko maire yi sunu yaay ak sunu papa yi nañ bàyyi pression bi ñuy teg ci kaw xale yi ba tax xale yi di jël gaal di dem ngóor gi tamit nañu góorgóorlu ci jeunesse bi utal leen liggéey ñu jéem a wuti liggéey xale yi tamit jéem leen a góorgóorlu ci am njàng wuti formation jéem a am métier góorgóorlu ca ne ca loolu neen ren ba déwén sunu borom dina la ca fekk. opération boobu tamit bu leen fàtte ni police mi ngi ci ànd ak waa marine nationale commissariat bu port waa DEPAF ak ñooñu ñëpp ñoo àndandoo di xeex li nga xam ne moom moo xew léegi jël gaal yi dugg di dem ay bitim réew ay xeet yu mel noonu nga xam ne suñu jeunes yëpp ñu ci bari ñi ngi des ci ndox mi ñii di des ci désert bi te mbir la moo xam ne doy na waar kon boog ñuy félicité bu baax waa marine nationale la police nationale la gendarmerie nationale ñëpp ñi ngi leen di félicité mais opération bii nag moom police nationale moom moo ko def ànd ci waa marine nationale ak commissariat bu port kon boog sama gars yi lépp lu fa ruuse rek dina leen ko jox ci nu mu gën a gaawee ma leen di xamal ni ñaari gaal la gaal gu ci nekk def na lu ëpp 200 personnes gaal gu ci nekk def na lu ëpp 200 personnes gaal gu njëkk gi njëkk a jàpp kenn deewu ci ñëpp jàpp na leen génne leen ndox mi indiwaat leen ci dëkk bi geneen gaal gi nag moom seen essence moo tuuru ci biir gaal gi explosé moo am ñu ci faatu 27 personnes lañ ci jot a sauvé 27 personnes comme ni ma leen ko waxee plongeurs yi ñi ngi plongé di xool ñi nga xam ne ñoom ñoo di koor yi ci biir ndox mi kon bokk sama gars yi affaire à suivre. kon boog sama inspecteur Ndoye Bane la woon fii ci dëkk bi rek je suis partout maa ngi fépp fas yéene leen di leen jox saa su ne ay xibaar yu wér te wóor.
waaw mais mooy loolu booy dañoo ñàkk sansa booy dañoo ñàkk sansa oui ci biir géej gi gars yi ci biir lañ leen jàppee ah mooy loolu xam nga